waaw li ñu menti ba ñu dem grève lu point yu bëri la premier point mooy assurance dañu gis ne ñun ci li ñuy yëngatu amuñ ci assurance te gis nañ danger bi ci nekk danger bi le danger est permanent chaque jour yaa ngi sa bakkan mu ngi si xottu gerte maanaam dañuy nekk ci arène bi di gis li fay xew yëpp te ñun amuñu dara lu ñu assuré maanaam tey jii boo ci jëloon ay gaañu amul fenn foo koy faje yaa jël sa xaalis faja sa bopp ci loo xam ne liñ lay jox tuuti na beneen bi mooy liñ lay jox tuuti na li ñu jot tuuti na trop par rapport ak combat yi fi mu yem ak responsabilité bi war ci combat bi man mun naa leen wax ne li ñuy jot dafay tourner entre 35 000 parce que ñu ngi wax 52 500 mais 52 500 yi su amee 10 combats donc c' est entre 35 000 et 750 000 à partager entre 5 arbitres te loolu nag li ma leen wax ni soo jëlee 100 combats 90 ba 94 combats wala 95 combats lépp ci 52 500 yi nga koy jot ñuy kaas loolu ñu ne loolu dafa tuuti te toog nañ ay at dara mosu ci changé. léegi beneen bi mooy boo demee ci région yi arbitre yi di arbitré foofu dafa am règlement boo xam ne moo am Dakar war a topp région yi parce que dañ ne 70% aux frais d' organisation yi en lutte simple dafa war a dem ci arbitre yi léegi nag loolu boo xoolee ci région yi loolu amu fa te pourtant c' est les mêmes textes région yi ku nekk da ngay joxe lu la neex arbitre da ngay gis arbitre bu arbitré pendant 3 jours parce que région yi dañuy am seen tournoi yoo xam ne ñetti fan lay déroulé wu ñu pare ñu jox leen 1500 wala 2000 ñu ñibbi te seen combat yi dans les régions day commencé par exemple ay vers 11h minuit jëm 2h du matin 3h du matin loolu insécurité totale ba pare boole ci liñ lay fay jaru ko ñooñu dañuy jël ay risques yu énorme te amuñ ci dara beneen bi mooy les arbitres internationaux ba ni may waxee man suis arbitre international nous sommes au nombre de 3 ñun ñooy fay suñu vignette mooy genre licence bi ngay fay chaque année pour ñu tafal la ko ci ñun ñoo koy fay ba ren daaw ñu insister ci ne pour quelle raison CNG du ñu ko jël CNG ne léegi da ngeen di fay 50% léegi ñun bu ñu demee à l'extérieur bu ñu tasee ak yeneen arbitre yi foofu ñu gis ne ñaari arbitre kese yoo xam ne ñoo nekk Maroc ñoom rek la seen dëkk dul jël en charge parce que dañoo nekk France léegi nag ñi des ñëpp seen dëkk mooy jël en charge li ñu war a fay seen tenue ak lépp seen dëkk moo koy fay léegi nag presque li ci des yëpp ça tourne autour de la grille des honoraires des arbitres maanaam dañu waxoon ne CNG bi ñu ko waxee ne dañu bëggoon mu leer combat bu amee fii nan lay demee combat bu amee Europe nan lay demee combat bu amee Afrique nan lay demee sous région nan lay demee léegi bi ñu leen ko waxee ñoom ñu ne ñu léegi réfléchir leen loolu ngeen proposé. loolu ñu bind du dëgg te itam boo ko dee seet journal bi ko génne démb bañ koy kii imprimé ca démb ca guddi ga booba Cour suprême sax toogagul juge boo xam ne toogagul yow nga wax la muy wax te juge fee toogagul wax kenn xamul la muy wax lan la mu wax nag mooy kër gi nga jàkkaar lool dama ci bindoon sama tur ñetti doom yi nga xam ne moom soxna sosu sëy na fi fukki at ak juróom-ñaar am na fi ñetti doom ñi ngi nii nga leen di seen kenn ki feeg ñetti weer mu am 18 ans majeur ku jigéen ki bu yàggul la am 10 ans caat mi am 9 ans ñooñu nag biñ nekkee lu tuuti laa jënd kër gi def ko ci seen tur après ma yokk ci turam pour ñu bañ a toll ci xale lu góor yàq ko wanteer ko comme ni ma xamee ne am na fi ci ñu bëri ñu liggéey sonn bàyyi fii bien yu en valeur seeni doom soxla yu ndaw tasaare ko bañ toogee ba war koo soxla amatuñ fu ñu dëkk loolu rek moo taxoon ñu def ko léegi nag moom bi nga daf fee jógee te tàggoowul dafa defoon li ñuy wax abandon de domicile conjugal maanaam dafa dawee ci sëy bi bañ demee mu yóbbu ma tribunal pour ñu tas ñu fase ba loola amee juge booba yàlla def mu àtte ne mën naa koy jox xaalis bu mu yoree xale yi ak moom moo leen di garder
ma respecté loolu may dem di visiter ca village am ca gannaaw atte ne nañ dindi turam ci kër gi waaye waxoon nañ ko appartement wu Kaasa bi kooku appartement rek la ndax ci plusieurs étages la kële ba mu ko defee mu waxul dara ci affaire Maroc bi appartement Maroc bi mu àttee loolu moom seen yaay mu def appel bi mu defee appel ñu dem cour d'appel ne wéral na li tribunal première instance bi waxoon mooy fii dañ dindi turam du fi jëlee luyaas nañ ko bàyyee xale yi pour ñoom la pour seen njàng ñu di ko fay seen tur moo ci ne léegi nag ñu yokk ci ne appartement bi ci Maroc it nañ ma ko jox pour ma jox leen ko bi loolu amee mu def pourvoi cassation ñu dem cassation moo demaat cassation moo demul première instance moo dem cour d'appel moo dem cassation bi mu defee cassation démb li cassation wax mooy wéral na kër gi fi mu ne nii sax dindi nañ turam dindi nañ turam ci li nga xam ne mooy kër gi xale yi rek ñoo ko moom mais cour suprême ne amaa li concerné appartement Maroc bi sant na cour d'appel bu Kees mu attewaat ko. ah non xam nga. Sénégal dafa am loi. man bu doon Sénégal su ma ko may du ma ko jël parce que loo xam da nga ma koy may par heure boo ko bëggee nangu ko. ko jël mais Maroc loi bi leneen la foofu maye nangu amu fa. te loolu lu muy indi xam nga du question may bi c'est-à-dire li may wax relation day am morale. du dëgg l'islam sa da ko wax boo nekkee ak sa jabar wala ak sa borom kër da ngeen nekkoon ci jàmm nekk ci li kon lu neex du dëgg. ñàkk daal bu mu tax nga ñàkki daal du dëgg. loolu laa ci mën a wax c'est-à-dire diggante dafa sacré. bon dëgg la acte de donation la woon mais selon loi bi foofu la donation est irrévocable entre époux. du dëgg. donc loolu kenn mënu ko dindi. waaw loolu rek la. ñun dañoo toog kooku moo ko yor tantam bi moo ko yor moom ci suba rek la ñëw ne fanaanu fi ma daal sànni sama bale bi daa daw topp ci ne ko ci an nañ dem toogaay amatul ñu wër fu ne lañ dem wër fa ba kër doom baayam bi wër nañ fa ñu dem doom baay bi ne fanaanu fi waa Xadi fan la war a dem ma ne ko awa nañ dem ndax lii metti na amuñu toogaay nañ dem léegi ñu bañu demee ñu di ànd ak moom dem ba kër waaji fekk ñu fa waaji yaay ji lañ fa fekk yaay ji naan sa awa sang ñu sutura ma ne ko lii sang sutura amu fa dañ ko war a yóbbu ci yoon ñu teg ko tëj ko 10 ans prison ndax way bi mett nañu torop ba ci kanamu yàlla man Xadi Jóob laa tudd di rakki caan bokk ak moom ndey ak baay. kon yéen xam ngeen ki def mbir mi. waaw ne yaay ji nee na xam na ki ko def kay nee na mi ngi dëkk fële kër nee na xam na ki ko def ndax mi ngi dëkk fële waaw. kon donc daal dafa am ñaar ñu góor yu ko fi jël si. déedéet moom ci suba rek la fi ñëw waxuñu xale bi fanaanu fi ñu daal di xëy ànd ak moom waaye ba tey loolu lépp. kon xale bi moom dafa jotoon wan lool. waaw dégg naa dafa wan lool kay. waa jooju la yéen ki foog la wala. man de xam naa kooku laa foog ndax awa nee ba mu fa demee nee na ko maire jaru nga wax ndax lépp man la ba léegi ñu ni teguñu ko bët awa tegu ko bët awa ba tey xale bu góor bi xamu ko nee na te awa suñu doomu ñi jaay la suñu lépp la maanaam mbokk mi dafa jaxasoo bu ñu sañoon lépp mooy rafet. waaye bu yooyu yëpp weesoo décision dafa am temps ndax kaaraange sénégalais yi ak bépp xeetu kaaraange muy sécurité bi muy salubrité bi muy kaaraange ci mbirum santé loolu responsabilité état la du responsabilité keneen ku dul état su loolu jotee warul faible warul yox yi dafa war a seet dafa war a concerter ñépp nag déglu ñépp waaye gannaaw bi mu dégloo dafa war a seet li gën ci décision mu jël ko avec toute la rigueur qu'il faut parce que prérogative régalienne la noonu sax la ko diina santaane ndax boo demee ci sourate Imran yonent bi yàlla yónni ci ñun yàlla daf ko ne wa shaa'iru bil hamr bu mbir jotee na nga concerté wu ak nit ñi waaye nag boo concerté wu ba pare
fa iza azamta fa tawakkal ala llaahi soo concerté ak nit ñi ba pare diisoog ñoom déglu leen na nga jël décision bi nga jàpp ni bii mooy bu gën li ci des ñu dénk ko ñu doog koo dénk yàlla. loolu la état du Sénégal deful di xaar yeneen autorité war a jël responsabilité ñoom ñooy jël décision yi ñu jàpp ni loolu bokk na ci càggante goo xam ne tardeel na réaction yi ñu waroon am te peut-être buñ ko defoo ba tey jii dina tane wala peut-être mbir mi du fi yegsi ñuy wax nag ni dégg nañu discours état bi dégg nañu mesures yi ñu jël ñu jàpp ni lu baax la lool te di ci sonn Sénégalais yépp di soññ Sénégalais yépp ñu topp lii nga xam ne mooy ay recommandations yu ñu joxe di topp li nga xam ne mooy li Organisation mondiale de la santé ak li nga xam ne ñii am xam-xam bu màcc ci loolu di médecins yi ak personnel médical ak paramédical bi li ñu wax ni lii lay moo war a doon comportement bi ñu ngi ñaan Sénégalais yi ñu am citoyenneté ak patriotisme ba ñun ñëpp ñu tënku ci loolu ndax mbir mi kenn mucc ci du borom alal du ko ñàkk alal gis nañu ay borom alal ci réewu tugal yi ay ministre ay soxnawu premier ministre ay footballeur yoo xam ne ay milliards la ñu am tey jàngoro ji jàpp na leen kon kenn mucc ci kon ñun ñëpp patriotisme la bëgg sa réew la bëgg sa bopp la nañu tënku ci lii nga xam ne mooy li borom xam-xam yi santaani waaye it jàpp nañ ni état bi mesures yi muy jël xaw naa néew par rapport ak li ñu waroon jël ba tax ñu ngi woo état bi ñu ngi lancer un appel solennel état bi mooy réew yi nga xam ne mbir mi egg na fa niveau pandémie mooy dootul épidémie dootul ay benn cas tey soo jëlee Sénégal dañ naan épidémie la waaye boo demoon Italie wala nga dem Espagne wala France sax mi mu commencé egg niveau boobu pandémie la réew yooyu yépp nañu jël suñu responsabilité ne tëj nañu suñu frontière ak ñoom avion wala gaal wala oto dootul jóge foofu dugg Sénégal et avion wala gaal wala oto dootul jóge Sénégal dem foofu ba ñoom ñooñu nga xam ne rek jël nañu seeni matuwaay di xeex mbir mi ba yàlla xëpp ci ndox ba mbir mi wàññeeku bu baax a baax ñu doog a ubbi frontières yi yeneen réew yi nga xam ne eggagul foofu nañu renforcer contrôle yi ci frontières yi te jox suñu personnel médical bi nga xam ne gàcce ngàllaama jàmbaar lañu ñu yokk leen ci ay jumtukaay ak ay moyens ba ñu mun a def liggéey bi ci contrôle surtout ci niveau frontières yi loolu la ñu jàpp ni lu mënul ñàkk la ci suñu bëggee mucc ak musal waa réew mi ci jàngoro ju bon ji ñoo ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom rek a mën ndax keneen ku dul moom day jaarale ci yow rek as tuuti ci xam-xam ak ci ay moyens ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñun waa Sénégal musal ñu ci feebar bi ak bépp jàngoro musal ñu ci bépp musiba waaye ñu ngi ñaan yàlla mu musal àdduna bi yépp ci bépp musiba rawatina jàngoro ji nga xam ne moom la ñu tuddee Covid-19 wala corona ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen dellu yokk recommandation yi nga xam ne ñii nga xam ne ñoom ñoo xam mbir mi joxe nañ ko ñun ñëpp nañ ci tënku rawatina comme ñun Sénégal joxante loxo dafa bokk suñu aada léeg-léeg nit talal loxo nga xaw koo kii sax mu jàpp ni da nga koo bëgg a ñàkkal kersa nañu topp recommandation yooyu wàññiwul kenn dara raxasu bi wàññi joxante loxo bi wàññi rassemblement yi di jël ay précautions yoo xam ne ci distance yi ñu war a am diggante nit ñi nañ ci góorgóorlu bu baax ñu ngi leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.